mais Kandji ma laaj la benn mbir. jamono ji je pense que làmb jafe-jafe yi nga xamante ne toll na ci parce que dégg naa ko mel ni Gris Bordeaux mu ne làmb corona na bu yàgg làmb dafa corona bu yàgg te yaakaar naa yow kàddu yooyu boo xoolee tu es en phase avec Gris Bordeaux lu mu wax mais jamono ji ñun on a besoin de solution yow mi nga xamante ne yàgg nga ci làmb tëgg nga façon làmb bu ne tëgg nga làmb ju neex daanu nga ci làmb réussir nga ci làmb te def nga recul am nga boo jëlee recul vraiment tu as une vue assez large sur ce qui se passe sur le terrain fu mu toll nii yaakaar naa war nga am ay xalaat yoo xamante ne war na mën a rebooster waat làmb surtout ci période bi nga xam mooy période corona nit ñi di wax waxum financement bi war a jóge ci état ñëw ci monde làmb yow loolu yëpp naka nga ko xalaatee tey jii lan nga xalaat ni moom mooy solution une solution pérenne une solution boo xamante ne làmb fa lay jaaree suqaliku bu faaw solution boobu ci kan ak kan la war a jógee ak yow lan moo ci sa apport daal. xam nga Beuz avant may wax loolu dafa am fu ma nekkoon te dama bëggoon développer ci tuuti rek après ñu door a ñëw ci loolu. bismillah nga baal ma tuuti rek gis nga làmb dama lay wax ne la làmb li ko yàq gis nga olof daf ne. lépp loo bëgg te fekkee aywa lépp loo bëgg te fekkee jàmm ja dawal aywa. gis nga dafa am moment boo xamante ne bii buñ ci nekkee par exemple yow nga def dara. nga jàpp ne lii ça profite de toi. mais après c'est ça qui va détruire toute la lutte. muy concurrence bi nga xamante ne bii moo am ci diggante promoteurs yi. moo indi dégâts bu am ci làmbo. maanaam cachet yu cher yi ngay dégg nii. concurrence kese moo ko indi woon. buy woote budget day woote budget daal ne ren kat sama cible làmb la. mais su ma duggee ci làmb il faut ma am combat yu mag yi wala il faut ma am lii ak lii ak lii pour atteindre sama objectif. suñu ko atteindre nag ñooñu dañuy ñëw delluwaat ci ginnaaw dem seeti beneen sport wala beneen discipline wala beneen genre whatever. dëgg la. léegi nag ñun bu ñu ñëwee ci ñun ci jamono booba. ñun ñoo war a xalaat ne ñii kat bu subaa mën nañoo dem. dëgg la. bu ko defee ñun duñ leen topp ci seen rythme mais ñoom dañ ñuy topp ñun ci suñu rythme. dëgg la. muy xool mbër mi ko jar ñu def ko. xool ne samay nawle laa nekkal ma xool nan laa mën a nekkee ak ñoom ba bu ëllëgee bu ñuy arriéré ma mën a continuer nekk ak ñoom. mais léeg-léeg nga gis pas mal de promoteurs yoo xamante ne tey par exemple su sponsor ñëwee jox la benn xaalis bi tu te crois tout permis. léegi nag ñooñu bu subaa bu sponsor bi delluwaatee nga bëgg a ñëwaat ci ñoom Kandji wala ñoom Prince wala ñoom Assane Ndiaye bëgg a delluwaat ak ñoom comme ni nga nekk woon ak ñoom ñooñu buñ dee ay bañkat dañuy lànk croiser les bras ne la sa waay na nga doon def daaw ba nga neexlee rek continuer ko. ndax promoteur mën naa tëgg làmb waaye mënut a taxaw ci porte. dëgg la. kon tey am na loo xamante ni bii kenn ku ci nekk ci suñ biir ñoo ko mën a mottalante. mbër yi jar nañ xaalis bu dul jeex. jar nañ milliards yu dul jeex mais jamono bii may wax ak yow ñaata combat nga fi gis ñu leen di def grand combat te mu wóor ne lii warut nekk grand combat. dëgg la. mais soo ko waxee tey duñ gis ne kii dëgg lay wax wala intérêt làmb lay wax dañ naan noo daa contre mbër mi wala noo daa contre promoteur bi. il faut que nit ñi jéem a objectif am benn objectif maanaam xaw a am idée yu rafet daal. ndax Beuz bu ñëwee tey wax ci làmb tey mais kii dafa ñëw pour defar. mais yàlla sax bu la wóoroon ne juróomi waxtu yi mu la sant nga di ko sëgg ko sigi amul la benn njariñ te yow yaakaaru ci genn fay ak ëllëg doo ko def. dëgg la. donc nit ku ci nekk nag ca la muy daw nii ci la man bu ñaqee ne nii surtout. wala man cee jënd musuwaat moom bu ñu xam. dëgg la. làmb li ko gën a rey dama lay wax ne la intérêt personnel ci la bokk. intérêt personnel dafa bari ci làmb. gis nga intérêt personnel. lu mu dugg yàq ko. làmb du looco. gaal la xam nga looco gaal du benn. looco mooy bu ndaw bi gaal mooy bu mag bi. yaa ma ko xamal de. suñ ci duggee ñun ñëpp ci biir. na presse xam ne njariñam mooy gaal gi sauvé. Kandji xam ne njariñam mooy gaal gi sauvé. mais bu Kandji jàppee ne daa wàcc moom dem yoonam loolu moo njariñam man ngaa dem ba fële tase rakee mooy na cappit. mais mbooloo mooy doole dooley bale xam nga lan la bale xam nga lu tax mu am doole. niñ ko takkee noonu mu doon say. pour nga damm ko da ngay sonn mais boo roccee benn bi day faible booy laal muy dam. te benn bant bale rek munta bale. nu muy bale koo ci léegi boo jëloon benn bale nu ko kàccit nit mu saf-saf waaye boo jëlee benn ne ko tuut nit da koy nangu damm ko ba mu set ngàdd la mu pes su la ëppee doole. léegi nag moment bii ñu toll Beuz. ku jàng école suñ ne problème. solution moo ci tege.
lamb qu'on le veuille ou non lamb dafa nekk ci descente bu méttee man lii bi ma koy wax ay nit ci nekk ci lamb man na 2 ans. billaay wallaay am na ñoo xamante ne tey buñ ma doon seetaan tey dañ ma confirmer li ma la wax. 2 ans ci ginnaaw ma ne leen lii ma gis buñ ci waxut ci suuf la jëm. mais c'est dommage que lamb day loo xamante ne bii soo ci nekkee di ci exercer sa ay fonction boo reculer benn 1 an que ça soit ngay promoteur que ça soit ngay lutteur que ça soit ngay loo mën a doon on te déclare une personne non grata. service ordre national de mérite ak ordre national de Lion buzz lu ñu koy takkalee nit service rendu. soo demee Canal Horizon ñan ñoo nekk ci plateau de télévision yi di commenter ak di reporter ak doon ay analyseurs ay ñuy analyser. ce sont des anciens joueurs des anciens entraîneurs et des anciens arbitres yore fa. lamb nag jamono bii may taxaw di wax ak yow. dafa soxla ay boroomi bopp. ndax gis nga le corona est venu pour rééduquer le monde te wax naa la ne la après le coronavirus ça sera le monde des intellectuels parce que le compteur va redémarrer à 0. macha allah. gis nga àdduna bës waxoon naa la ko waxaat naa la ko léeg-léeg gis oto boo xam ne conteneur bi 20 tonnes lay doon. bopp bi ak leen di doon 5 tonnes muy 25 tonnes ko koy dawal motul 25 kilos. exact. du doole fii la. fi ne nag dañu toll ci jamono boo xam dañuy xalaat ni ñuy xalaatee mooy ñi ngi wax waxu huis clos. mais huis clos du wàcc nit ñi rek kenn seetaan si wut. mbër mi nga xamante ne bii moo war a ñëw bëri si huis clos te mosu koo def kooku il faut qu'on le prépare. promoteur bi nga xamante ne bii moo war a ñëw tey doon promoteur bi tëgg huis clos. du question xaaj bi day ne sa poche rek nga tëgg huis clos. état encore une fois. balaa yëkkati xaalis di ko jox benn promoteur ngay tëgg huis clos. il faut mu xam ne ñii may yëkkati sama xaalis di leen ko jox su ma leen ko joxee li ma bëgg dinañ ko def. lan la bëgg état bëgg. mooy am na ay nit ñoo xam ne ils sont impactés les promoteurs y compris les lutteurs. muy maintenant prince jël na xaalisam jox ko caat ak mujja. corona bee tee loolu wàcc ci seen mbagg ñu bëri ko. ak fëgal ak armée. ak fëgal ak armée léegi il faut état nag jéem a seet nan lay dimbalee prince Sissoko dimbale caat dimbale mujja dimbale fëgal dimbale armée ba lii tege seen ndodd mu wàcc leen. moo tax ñu proposer huis clos. huis clos bu ko kenn ne mënul nekk ankay parce que quand on n'a pas ce que l'on veut on se contente de ce que l'on a. de ce que l'on a. kenn musul xalaat ne lamb dina dox ba huis clos di am. mais il faut qu'on prépare des choses plus pures que huis clos ci lamb. parce que yàlla mi nga xamante ne bii mooy doxal ay mbiram mooy seet lu ko neex mu def ko. donc nag ñun ñi nga xam ne dañ fi nekk yor suñuy xel xalaat lay jariñ. bu ñuy xalaatee nag bës huis clos mun na nekk. huis clos nag bu mënee nekk bi ci njëkk mooy état subventionné promoteur bi nar def huis clos ba nga xam ne même bu ci amul xaalis bu bëri lim ci dugaloon dinañ jotaat. ci kaw loolu nag ñu xool nan la ñuy def ba mbër mi du loru. ndax mbër mu encaissé avance 8 mois 9 mois bay jëm 10 mois kooku soo ko bëggee bëri doo waat am na leneen loo war sa digganteeg moom. loola nag mënut a nekk ci diggante promoteur bi nga xam day toog yëkkati xaalisam joxaat ko mbër mi waaye promoteur bi nag buñ ko joxee lu mën a organiser te combat bi dina mën a yëkkatiwaat joxaat mbër mi. waaye nag il faut ñu wane ne ñun ñii suñu biir la bës ñun ñii ci suñu biir. am na benn entente bu am suñu biir c'est très important. gis nga xaajaloo bi ñu def ci làmb kenn ku ci nekk wut sa birongam ndox ne man mii maay kireen kii ne maay au plaisir kii ne maay nangam moo ñu rey. na ñëpp xam ne xaajaloo bi amatul njariñ ñu def nii bës. benn combat lañ am xool nu ñuy réussir huis clos bi. xalaat bi nag ki gëj kàññi mun na ko am bës mun na ko am mbir mi concertation la laaj ñu toog daje. ñu ne bës ñu ne waaw nga ne ko yow da ngay yëngu ci wàllum pay-per-view. man ma bañ a xeeb combat bu mag man ma bañ a naw combat bu ndaw. combat yëpp ñu xool kenn ku ci nekk nan la ñuy mën a def ba jël sa combat def ko pay-per-view. su kii amee 100 millions nga xam ne cin bokkul sa fit. su kii amee 500 000 francs nga xam ne kenn yëmul gis nga juróomi baaraam yi. bii daa gudd bii daa gàtt bii na nangam bii na nangam. mag ñi dañu ko daan naxee. naan bii day wax ne nañ sàcc. bii ne nañ gëm yàlla. bii ne nañ ko wóolu bii ne yàlla jër te gëm kii ne sori naa fañ koy waxee.
noonu la nit ñi wuutee nag noonu la man-man yi wuutee noonu la combat yi wuutee. xam nga ne tey mënoo wax a wax tey ba Eumeu Sène ak Lac de Guiers yam ak Thiat ak Modou Dia. mais ça ne veut pas dire que ne Thiat du mbër. ça ne veut pas dire que ne Modou Dia du mbër. ça ne veut pas dire que ne Prince mi organisé du promoteur. mais dara yëmul. léegi buzz mi nga xamante ne moom la xam-xamam wàcc ci pay-per-view ñu woo ko ba mu ñëw. ñu ne ko yow ak situation actuelle bi làmb am nan nga xalaat ne sa pay-per-view bi mun nga ko développer ci combat yi fi am yëpp. bu ko defee buzz moo naan digganteeg Yaawu Jaal ak Gaynde nii laa ci mën a développer. diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers nii laa ko mën a développer ñu ne ko voilà yow sa xalaat rafet na kon xaaral. ñu woo promoteur bi mu ñëw ñu ne ko yow tey soo bëggoon a tëgg pay-per-view nan nga ko bëgg a tëgg nan nga koy organiser. parce que les principaux concernés ci boppam fi ne promoteurs yi la. te il faut ñu joxe idée te xam nga lu ma gën a naqari. bi ngay digg coow li bi xaalis biñ ne dañ leen di jox xaalis ak léegi biñ ne dañuy prévisionné pour joxe xaalis xool nu ñuy tëggee làmb yi fi nekk dégg ko kenn ko wax solution. koo ci dégg ma nga naan man ci laa bokk dañ ma cee war a jox man maay entité sàngam man maay nangam c'est pas le moment. d'accord ñun ñëpp ci làmb lañ bokk que ça soit ngay entraîneur que ça soit ngay président école de lutte que ça soit ngay lutteur que ça soit ngay promoteur mais il faut qu'on appelle à l'union ndax tey entraîneur bi ak président école de lutte bi ak mbër bi mais ñoom ñoo war a bokk ndey bokk waay. parce que école mënut a ñàkk président mënut a ñàkk entraîneur mais mënut a doon mbër mënut a ñàkk mbër. donc ñooñu bu kenn ku ne wutee foo dem da ngay néew doole mais ñun ñëpp bu ñu àndandoo tey. bokk lu ñuy xeex bokk lu ñuy défendre muy suñuy intérêt mais buzz man jàpp naa affaire yi man na mën a dem. macha allah. mais est-ce que kan bi ba pare may saluer li nga xamante ne bii moom la mbër yi def keroog fii ci TFM. dëgg la ndax am na beneen visage bu ñu woote gis nga buzz dañu topp jamono boo xamante ne bii il faut que les paroles se transforment par des actes. buñ toogee plateau ku mas a xalaat ne Eumeu Sène Gris Bordeaux Modou Lô Balla Gaye Boy Niang Tapha Tine dinañ bokk même plateau di kaf di foodi reetaan ku ko mas a xalaat waaw ñoom ñu def ko tey ngir lan défendre seen ay intérêt làmb y compris les lutteurs foofa it ma ciy ñaax yenn mbër yu ndaw yi même bu fekkee gisee wuñ nu bokk ak ni mag ñi gisee c'est le lait sale ça se lave en famille man nañoo waxtaan ci seen biir ganaa ñun kat nii ngeen doxalee gisee wuñ nangam ak nangam buñ sañoon nii ak nii ak nii ñii ne leen ñun kat nii ak nii lañ jëfee woon lii ak lii ñoo tax ñu juboowaat àndandoo bokk ndey mais bu kii jëmee gauche kii jëm droite dañuy gën a néewaat doole te ils ont marqué un gros coup nag laa lay waxal ni loola it dafay war a yee promoteur yi nga xamante ne bii ñoom ñooy bailleur yi tey promoteur boo ne doo bailleur wala boo ne joxuñ la cër mu mer pour qu'on te donne pour que ñu jox la cër bi nga mérito nag wala ñu ne la yow yaay bailleur bi da nga koy wane noo koy wanee mooy tey suñ la woowee nga toog nga mën a wax loo xamante ne bii ku ci dégg parce que tey ma wax la benn affaire sponsor bi war a ñëw sponsoriser lamb dafa war a am lu koy attirer pour mu ñëw sponsor day ñëw ci lamb cible buzz ne man j'ai 100 millions dans ma poche mais man promoteur bii moo ma intéressé lan moo tax promoteur bi intéressé ko parce que mi ngi toog ci télé di ko seetaan gis na ne kii li muy développé mën na ko jariñ gis na ne kii façon de communication xëy na mun na attirer li mu bëgg wala mun na atteindre cible bi mu bëgg man li may lancé appel mooy ñaari appel benn appel laay lancé ci ñaari nit muy Dieye production ak Papa Abdou Fall nga ni ma ne appel bi may lancé Dieye production laa koy lancé ak Papa Abdou Fall ci ñaari association yooyu ñu yor ñu jël ko boole ko benn buzz ñëpp mënuñoo ànd loo bokk ndey bokk baay yow ci ban nga bokk non man ci Papa Abdou Fall laa bokk waaye nag attention ci lépp luy defar maa nga ca ku ma ca woo ma ñëw ndax man làmb Pape Abdou Fall ak Dieye lan mooy problème bi bu mënuñoo ànd nekk benn te ñu bëri dégg naa dox nañ ci ay jéego non xam nga tey saytaane moo bëri doole te dama ne la yónent bi nga xamante ne bii mooy xaatimoo nabiwuna imaamul mursalin saytaane jax-jaxi na xelam ba soxnaam si nga xamante ne bii moom la ko Ababacar joxoon muy doomam mu delluwaat ci këram ci moo ne ak moo def ak deful
ba aaya wàcc ànd ak soxna si. mu door a am oyof ak dem jëli ji ko kon xam nga ñun ñii Sénégalais lambda yi jër ta wax. te moom mooy suñu royukaay mais lamb nag day milieu boo xamante ne bii jafe na nga gis ñaar ñu ci ànd 2 ans yu successifs ndax nit ñi duñ la ci bàyyi. waaye il faut avoir nag l'esprit de grandeur. et savoir raison garder et passer à une vitesse supérieure pour mën a ànd ak nit. est-ce que loolu dox ngeen ci ay jéego. waaw xam nga dama ko wax barki dem Walfadjri dama ne mbir dafa am fu muy toll. coup perdu yi ñi seen yoon ñëw ci xeex bi lay rey. maanaam mbir mi fi mu toll nii man su ma bëggee wax ak Dieye man damaa wax ak moom su ma bëggee wax ak Abdou Fall man damaa wax ak moom mais man xam naa ne dinaa fexe ba ñoom ñëpp ñu àndandoo bokk ndey bokk baay. am na solo. même bu fekkee tam gis-gis yi wuute na mais warut a tax ñu bañante. warut a tax ñu bëgg a wane benn. te loolu sax avantage làmb tey guerre yu am ci diggante ñaari kuréel yooyu noonu vraiment lu bëri ci lu yàqal làmb loolu ci la bokk. ba pare ma doon la ci lenn bës. soo xoolee fii da nga naan ñii ñoo créé ñii ñoo daa ànd ak ñii ñoo indi ñii ci làmb. mais benn la. léegi loolu nag seytaane la rek mais man gëm naa ne tôt ou tard dinañ ñëwaat. Abdoulaye Ndiaye Pape Abdou Fall Dieye production mais ñooñu benn lañu. boole ci Assane Ndiaye ak Jibi Ndiaye. mais loolu benn lañu. mais nag yooyu yëpp dafa am moment boo xam ne bu tollee yëngu-yëngu la waaye nag yëngu-yëngu boo gis ci dal lay mujj. te sama maam daf ma daan wax ne ma kuy xuloo xuus. booy jubóo mais est-ce que amul tamit ñu nekk ci suuf di xamb loolu. mais am na ci ñoo xamante ne bii ànd bi arrangé wu leen. am na ci ñoo xamante ne bii pour ñii def nii arrangé wu leen ndax la ñuy mën a koccaatu ci Dieye wala ñu koccaatu ko ci Abdou Fall wala ñu koccaatu ko ci Assane wala Laat su nii amee du mën a nekk. waaw ñooñu kon ñooy yàq quoi. waa te ñooñu nag dañoo naqaree dindi ndax dañoo am doole ci mbir mi. ok xam nga bës lu yàq réew mi. mooy des fois yow da ngay am benn impact ci kañ ji am benn doole bi ci kañ ji man koo gis benn 1 heure de temps wax ko loo xam ne su ci góorgóorloo weer mën na koo jariñ waaye nag day am benn presse bi nga xam ne moom laa yab te moom laa ko sañ a wax day nekk ak kañ ji H24 kooku moo lay gën a fort ci moom parce que li may xel di dëkkal ci noppam ak yow li nga koy gis benn 1 heure de temps loo tabax mu toj ko. c'est dommage kañ ji. problème boobu ça sera très difficile. live buzz bi mënu ko régler. nañ ko tëj boobu daf ñuy gën a indi ci ay jaxasoo nañ ñëwaat ci suñu solution làmb parce que loolu on est impuissant par rapport à cela kañ li ma la bëgg a laaj mooy li nga ma fi wax état war a subventionné mais man loolu mooy sama bëgg-bëgg. état subventionné làmb subventionné promoteurs yi. fii ba 35 ans. mais est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas une solution pérenne. est-ce qu'on est d'accord que état du ko def état du jël xaalis bu bari di ko jox làmb muy continuer noonu ba ilaa yow mi diine état bu leen di jox itam nañ ko waxante fii ci live bi ñëpp ay amateur lañu état buy jox xaalis làmb calmant la ñuy jox du ñu jox loo xamante ne dinañ ci def ñaari saison man sama yaakaar mooy promoteurs yi ci jot a taxawal combat nii la ñuy évacuer mais après ñun amateurs yi on est les grands perdants gars yi xam naa am na ñu mën nar a bañ wala ñu nar a am lu leen naqari ci li may wax fii lañ toogoon itam ma ne leen nañu prévoir déjà huis clos gars yi ne ma non huis clos mënul am ci làmb léegi gis nga ñëpp d'accord nañ ni que huis clos lañ jëm. donc fii itam ma leen di waxaat léegi ni que état subventionné làmb du solution maa ngi leen koy wax fii. état subventionné làmb quelques combats la ci am mais du état moo nar a nekk combat yi fi nar a am yëpp fii ba 2022 2023 état naru ko tëgg narul subventionné làmb. calmant la ñu nar a jox te loolu maa leen ko wax bu xaalis bi génnee di ngeen gis ni que promoteur yu bëri dinañ wëlbati ko di jooyaat ndax Modou Lo Ama Baldé budget bi ëpp na 300 millions état du ko ci def Gaston production ay combat am du état moo ko nar a subventionné du état moo ko nar a accompagner as tuut la ko ci nar a jox amaana ndax taxaw na ba pare te après Gaston war na taxawalaat yeneen combat donc Kandji niñ génnee solution waaye te bañ a basé wu ci état lu mu wax. parce que il faut ma wax ko fii ñu bëri di leen ma ci mere mais dinaa ko fi wax. boo gisee ma génnee ma wax ci li état di wax. ça veut dire man xam naa ne parce que je suis quitte avec ma conscience. déggoo ci samay biir wax dama ne état suy ñëw
day ñëw pour ñu évacuer lamb yi nga xamante ne bii ñoo nekk en stand-by. ñu fexee jël combat yooyu jéem ko jàllale. mais ñun nañu ñaan yàlla tey su combat yooyu jàllee wala balaa ñuy jàll tey jii mu fekk corona bi dem na ñu mën a organiser waat combat bi ni ñu ko daa organiser. waaye yow gis nga corona bi. non mais bës. su fekkee corona bi demul. mënuñu organiser sans amateur. mënul continuer di subventionné. donc lamb day. amul solution. non man gis naa ne mun na am solution mais du ci combat yëpp la solution boobu mën a marché. ban solution. par exemple même su fekkee dañu def système pay-per-view bi ñuy gis nii. di la ci féliciter yow tamit ci sa liggéey. ndax gis nañ ne li ma dal daf laa dal maanaam boo ko defee benn yoon mu am ay problème xëyaat continuer waat nga gëmaat sa technique xëyaat. ñoo bokk ñaari combat yëpp dafa am coow balaa ñuy def yeneen 5 combats. jeex na te du tee. ñoo bokk jaar. te du ci tee benn bu ci nekk tey su amee problème bu subaa boo defaatee da ngay gis ne yaa ngi wàññi dégâts yi. waaw. ba baa ngay téye affaire bi. mais bës man li ma gën a jàpp mooy bu système pay-per-view bi mënul dimbalee làmb. te système pay-per-view mënul dem parce que ñun déjà Sénégal gii ñu nekk nii dafa am loo xamante ne bi habitude boobu amuñu ko muy jënd lu bari. yow mii jaay code yi soo ko xoolee da ngay xam ne waa étranger ñoo ëpp lu ñuy jënd sax presque. donc ñun nag lépp loo gis muy dox ci nit rek c'est psychologique. buzz dama laa wax fii tey ne la man Kandji maa nga wax ne la su fekkee. corona demul bañ mën di organiser amateurs yi di ñëw. même bu fekkee amateurs yi mënuñ ñëw nañ daan ñëwee mais ñu fexe di limiter place yi. bu fekkee loolu mënul nekk. te état li nga wax nii man je valide je suis à 88 000 fois 2% avec toi. que ni su ko defee benn yoon du ko defaat. parce que état bi prévoirul budget boo xamante ne bi daf koy jël chaque année di ko jox waa làmb ñu ci dëgg. làmb c'est quelque chose de privé. donc état bi nag su jàppalee ak njabootam ci lii nga xam ne ñëpp ci loru ba ñu mën a évacuer li fi nekk jeex na dootu ko defaat. xamul tax ma wax la loolu Kandji. waaw. parce que bu ñu waxee ni que dañuy xaar corona jóge fi pour ñu am solution. loolu daf may xaw a tiitloo parce que il faut que xaama def ni yow ah c'est normal nañ naan tuuti. da cee baax. mais buzz man gisuma commentaire yi de. non commentaire yi man de maa ngi gis lépp gars yi sa yaram tàng na fu mu toll yi ñu ngi génne ay idée rek gars yi yaakaar naa ñoo ñu ëpp idée sax mais Kandji. waaw. on revisite un peu l'histoire. waaw. dëgg la sur les 15-20 dernières années. Corona est l'épidémie la plus agressive. voilà la plus su ma nee agressive mooy lu mu def ci ay dégâts. et l'épidémie qui a causé les plus de dégâts. dans le monde entier. donc tey mais boo xoolee 15 dernières années yu 20 ans yi. dégg nañ fi choléra. dégg nañ fi Ebola. dégg nañ fi yeneen ak yeneen. yu bëri yu am ci dëkk bi. waaye itam boo xoolee en 1918. gars yi boo xoolee ñu ngi doon takk seen ay masques. guerre mondiale 14-18 18 ñu ngi doon takk seen masque amoon na benn épidémie bu amoon xamatuma ban épidémie la. mais bu rey itam entre 50 et 100 millions dans le monde. ci ay nit. donc tey jii boo xoolee jamono juñ toll. tey ak épidémie bu mu munti am ci àdduna ñaanuñu yàlla nañu ñaan yàlla mu yem mais ak épidémie bu mu munti am ci àdduna tubaab bi. defar na système am ba nga xamante ne boxam mu ngi continuer di ko def. footballam mu ngi continuer di ko def. basketam mu ngi continuer di ko def. waxuma ni léppam mu ngi continuer parce que Jeux olympiques yu mel nga xam ça concerne beaucoup de nations ak coupe du monde yu ci bëri taxaw na mais boo xoolee les compétitions au niveau local yu ci bëri ñu ngi dox mooy da ngay gis ni que tey football yaa ngi seetaan Premier League di seetaan championnat de France championnat d'Italie basket bi yaa ngi seetaan NBA yëpp yaa ngi koy seetaan donc ñun Kandji est-ce que jotul ñu xoolaat le système de la lutte. lamb ji ñu réorganiser lamb ji jaaree. ci corona bi. ba nga xamante ne lamb day jaaree développé bu yàgg naa lamb corona na balaa corona bi ñëw comme ni ko Gris Bordeaux waxee
kon làmb ci boppam même bu fekkee corona bi jóge na fi làmb dafa feebar ba léegi il faut ñu trouver système boo xamante ne mooy mën a doxal làmb ba faaw. waaw. waaw maa ngi nuyu sama gars yi nag di commentaire suuf ñoom Liki Diagne ah ñoom Moussik ak ñoom Serigne Saliou Touré ñoom Omzo maa ngi nuyu gars yëpp ndax maa ngi door a gis commentaire yi man tamit xam naa ni ma tegee woon téléphone bi moo tax mënu ma woon gis mais Beuz da nga wax benn affaire boo xamante ni c'est prix mondial. xam nga prix mondial ci tubaab ci ñi ñuy seetaan mooy lu mënul ñàkk. làmb dafa soxla surtout ay atelier Beuz atelier gis nga làmb ay formation la soxla parce que Beuz damay wax ne dañu dem ba moment boo xamante ne bii du ñëpp ñoo war a doon manager du ku nekk tey yaa war a doon promoteur ndax boo xoolee tey NBA boobu ngay wax Premier League boobu ngay wax Ligue 1 boobu ngay wax tey ñooñu moyens yi ñu yore ak technique bi ñu amee ak tey mais imaginez Barcelone Real de Madrid Barcelone Real de Madrid dañuy fubal Santiago Bernabéu nga gis Bartomeu bi toog nii ah président Real de Madrid toog ni ñoom ñaar ñu toog di waxtaan ñooñu dañuy concurrent te ku ne xam ne ne classico dem na ba boo gisee yow Beuz pour yow lan moo waral José Mourinho ñu jëlee ko Real de Madrid José Mourinho dafa dem ba classico yi dafa commencé di impacter équipe nationale Espagne bi parce que tellement ba agressivité bi ci amoon dañuy dem ci biir tey équipe nationale bi entente bi daa am classico bi da koy kase espagnol yi loolu lañu xam moo tax ñu fexe ba mu jógee Real tey lamb nag dafa toll foo xamante ni bii gis nga muy Kandji mi fi nekk muy Assane Ndiaye mi fi nekk muy Prince Sissoko mi fi nekk il faut ñu xam ne lamb dafa am leneen lu mu laaj il faut ñu xam ne lamb dafa am tey lu mu laaj pour mën a dem jëli ji dara indi ko muy njariñal lamb muy il faut ñu xool yeneen buntu ndeysaan daan toog ak sama benn xarit mu ma daan wax ne ma Kandji ma ne ko waaw mu ne ma lamb bu ngeen bëggee sponsor yi gën a ñëw il faut ngeen génne fi takk banderole spot publicitaire nangam man bokk naa ci promoteur yi nga xam ne jël nañ mbër yóbbu ko ci sponsor ngir def fa benn public reportage présenté ko usine bi waree ba boutique bi indiwaat ko ci télé teg ko il faut que ñu ne ñu jéem a créer ñun promoteur yi yeneen astuce yu bees yoo xamante ni man jàpp naa ne dina mën a rénover làmb gis nga su Kandji nekkee ci làmb ji di wax ba mu yàgg mu arrière ci ginnaaw di wax dañ naan noonu kii lim ci bokku tuta ñuy wax déedéet bu mu def noonu nañ déglu li muy wax kenn dalaa mën a génne ci làmb non dama ne Beuz gis nga làmb soxla na Ibrahima Diagne Beuz làmb soxla na Gaston soxla na Aziz Ndiaye soxla na Prince soxla na promoteur yi nga xamante ne bii ñoo fi nekkoon nag bi nga xamante ne bii tey làmb ji metti na ñoom ñëpp soxla waaye ñooñu nag dafa am leneen lu ñu war a mën a àndal muy ñoo xamante ne bii gis nga day am combat yoo xamante ne bii soo ko tëggee day am jëli ñoo xam ne bokkuñu ci làmb laaluñu ci jéggiñu ko ñu ñëw toog yor seen ab xam-xam boo xam ne seen yoon nekku ci làmb waaye xam-xam lañ yor boo xam ne dañ koo jàngee Sénégal dem Europe jàngee ko fa ñibbi si waat di exercer seen ay fonction ci réew mi ñooñu la bëgg a wax ne la yow loo bëgg ñu ne sponsor laa bëgg ñu ne sponsor ban combat ngay tëgg ñu la tey fëgg la ñun la tey Siteu ak Papa Sow mu jaral leen ñu déplacé wu dem ba jàmm gën xool Siteu mi nga xam ne moo dëkk jàmm gën environnement am lan la ak lan lañ soxla environnement bi nga xam ne ñii gis naa ne saa yu ñu xëyee li ñuy gën a jënd mooy par exemple tàngal li ñuy gën a jënd mooy mbuur li ñuy gën a nanga ñu am cible dem cible sponsor booba mais loolu dafa am lu koy def Beuz te loolay il faut ñu nangu ne ñi ko yàlla may nañ leen indi teg leen ci ça ne peut pas dire un travail professionnel avec des professionnels non gis nga loolu su amul mënul dem ndax xam nga lu tax mënul dem nañu dolli ça ne veut pas dire que ne dañuy jëlee keneen indi ko ci làmb ji que ñu fi nekkoon baaxuñ mais nit di takk jabar sa aaw boo xamante ni bi yéen ñaar ba yéen di fanaan ci néegu sàkket la muy seet na muy teg bool yi jural la say taaw yoo xam ne ku leen gis naw leen bis nga xëy dem takkiwaat beneen jabar indiwaat ko mais ça ne veut pas dire que ne sa aaw baaxul waaye nag dafa am loo xamante ne bi dëkk bi
xeet bi ñu bokk juddu bi ñu am réew mi ñu nekk moo ko laaj. ki gën a tardé ci àddina nag mooy ki réew mi dox mu lànk ne fi ma taxaw du ma fi jug. te gis nga làmbo moment ba muy neex lañ waroon a xalaat ne lii mën naa ñëw bu ko defee bu ñëw impact bi muy am du yomb du metti mais boo gisee tey làmb rës ba koo taseel ci réew mi mooy làmb ji kay mooy jamono ba muy neex xalaatuñ naqari bi. booba ñi ngi toppoon suñ man-man ak sponsor yi liñ man ak ñi làmb ji doxe léegi nag bu demee ba ne rës nag ñu door a taxaw naan nañ xool xalaat diggante bi ñuy xoolee xalaat bu ne mën na fee xew. macha allah Kandji léegi. il n'est jamais trop tard pour faire du bien. yaakaar naa lu ñu waroon wax yëpp ci mbir mi wax nañ ko mënuñoo wax lu ko ëpp mais ni mu bëgg a dem ci ak yow ci ay questions yu direct yoo xamante ni tontu bi day gàtt yoo xamante ne tontu bi dama bëgg nga argumentel ma ko mu gàtt te ci actualité la li ma la ci njëkk laaj Kandji ci sa xalaat CNG war na tëgg ay làmb wala warta tëgg làmb. waaw parce que fi mu ne nii soxla nañ CNG di tëgg làmb. lu tax. li tax mooy mbër yi nga xamante ni bii ñoo fi nekk ñoo ëpp doole promoteur yi fi nekk. dëgg la. dégg nga. mbër yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñoo ëpp doole promoteur yi nga xam ne ñoo fi nekk. on te parle de 6 000 ou 8 000 licenciés. dugg ci benn école de lutte boo xamante ne juróomi nit ñetti nit ñoo fay bëri. parce que Kandji saa yu tëggee bës mu am mbooloo da koy xëy tëggaat ko. da koy jël des fois def ko muy mbërëm. donc pour ñeneen ñi bëri il faut ñeneen ñëwaat. que ça soit muy promoteur yu dolliku que ça soit muy CNG tëgg làmb. parce que CNG tamit war na mën a contribuer ci làmb di ko tëgg. bu ñu ko defee tey. lan nga gis yenn promoteur yu ci bëri bu ma leen déggee ci mbir moomu ñoom d'accord wuñ ci loolu gisaguma sax promoteur bu ci d'accord mbër yi nag ñu ngi porté combat boobu mais dégg naa ko mel ni Boy Niang joxe na sax exemple boobu mais man dégg naa ñetti promoteur yoo xamante ni ñoom nee nañu CNG boobaa wala ñeent sax ñu ne CNG day concurrencer promoteurs yi. non concurrencer promoteurs yi man gisuma ne concurrencer promoteur la parce que tey man Kandji production su ma jëlee volonté ne damay ñëwaat ci làmb c'est pas CNG bii tëgg làmb moo may ciy tëgg man. parce que man bu boobaa am naa argument yoo xamante ni man na maa tëgg sama làmb te du ma joteeg CNG dara ndax gis nga làmb séentu asamaan la jurul boo xamante foo ay taxaw gis. ba su ma nee ay xoolal ci kanam nga ne nii xool ci kanam da ngay téen ma téen te duñ jotee dara. noonu la làmb mel. lii problème bi nag mooy c'est pas CNG tëgg oo bañ a tëgg xam nga liy problème bi mooy ñun ñiy tëgg ñu jéem a xool nan la ñuy tëggee nan la ñuy jëlee jiyee ku bëggutoon làmb sax ñu fexe koo bëggloo làmb. nan la ñuy fexe ba sponsor bi dawoon ci làmb ñu fexe koo dem naxtaan ko waxtaanaat ak moom indiwaat ko ci làmb. mais objectif bi CNG pourquoi pas mënul tëgg làmb bañ a mën a tëgg CNG mën na tëgg Assane Ndiaye di tëgg Kandji di tëgg Prince di tëgg Pape Fall di tëgg te du yàq dara. ñu ne promoteur yu bëri itam bokk na ci ñu ñuy classe ñu ne booy tëgg làmb droit d'organisation yeeg li ngay loué arène nationale bi yooyu dafa cher est-ce que yow d'accord nga ci loolu. waa xam nga arène nationale moom depuis ñu ko ubbi ba nëgë ni le problème est là et ça persiste. mooy mënuñu d'accord benn arène nationale boo xamante ni dañ ne bisu 32 milliards la ñu defal ko Sénégalais yi ñu moom ko. te arène nationale bi soo xoolee la nga cay def muy diggante location ba muy diggante police ba muy diggante frais ndaw ndawaan daanaka lay mat 1,5 million ci combat boo xamante ne bi da ngaa fay bës 300,000 fay Kandji 300,000. léegi location stade bi ak sécurité bi bëgg a fay ëpp doole li nga fay mbër mi. xam nga Iba Mar Diop plan B la waroon nekk. plan B mooy arène nationale nekk fi di dox Iba Mar Diop nekk fi di dox. combat yi xaj Iba Mar ñu yóbbu ko Iba Mar combat yi xaj arène nationale ñu indi ko arène nationale. bu ko defee nag képp bépp promoteur bu jël décision ne damay dem tëggi arène nationale ba prépare-toi en conséquence te xam ne ñii lii lañ fixé. parce que Iba Mar mi ngi fi woon Demba Diop a ngi fi woon xam nañ ni am na lamb yoo xam ne xajut di Iba Mar Demba Diop la xaj mais ñii dem Demba Diop dinañ xam ne man kat su ma eggee Demba Diop téeméer junni lañ ma koy nuyee. kon loolu yaa ngi ñëwaat ba léegi ci le fait que làmb dafa manqué infrastructure arène nationale bi kese doyul ci làmb. xam nga loolu lu ko gën a indi. mooy bi ñuy tabax arène nationale bi boolewuñ ci ñi nga xamante ne bii waroon nañ cee mën a joxe seen xalaat. ndax tey arène nationale bi mënoon nañ ko pousse tuuti defaat stadium bu ndaw ci biir arène nationale bi stadium bu mel ni bu Iba Mar bi buy jël 4,000 places 3,500 wëree fa.
bu ko defee lépp day dem ci benn site bi muy ñaari stadium ci même site. comme ni ñu tabaxee Iba Mar Diop tabax stade bi ak stadium bi. waay jërëjëf waay bës. bu ko defee problème du am. ñii dañuy tëgg fii ñii tëgg fële ñu ne leen ngeen ne waaw ngeen ne stadium am ngeen ko ñu ne waaw ñu ne leen fii kenn xalaat dina ñëpp jëm fii. mais boo gisee problème arrêté di préciser mooy frais yi seer na. question bi ma lay posé mooy est-ce que fu mu toll nii. waa demal. su ma doon tëgg arène nationale. doo tëgg arène nationale. combat yi ndaw yi xalaatuma ko faa yóbbu parce que damay perte. dëgg la. man làmb bu ma ci duggee bu ma ñëwee dugg ci stade bi man naa laa wax promoteur na wala gagné na. yàlla may na la expérience boobu ndax yàgg nga ci macha allah Kandji li gën a bëri ci li nga jaay ci biir stade loolu tamit damay faral dégg ñu bëri ñu koy laaj billet bi nga jaay ba stade bi bu feesee boo jaayee ñaata nga ci am sa combat bu gën a mag. non man pour te dire pour wax la ne la combat bi gën a mag lii laa jaay mais eggut fenn man jaay naa 5 jaay naa 6 jaay naa 7. lu ëpp ci li nga jaay ci billetterie 7 millions la. waaw. waaye nag man jamono yi may jaay ay 5 millions ay 4 millions ay 2 millions. booba mi ngi mel ni promoteur bu man su ma jaayee 2 millions mi ngi mel ni promoteur bu jaay 4 millions fi nekk nii. ndax jamono jooju billet bi cherul woon. non booba billet man même ba bi may bàyyi lamb man pour ma def billet 2000 c'était tout un problème je pense pas que sax mos naa ko def. ay billet 1500 1000 francs nga doon def Madou. parce que dama dem ba dama ko tàmmoon ba pare gis nga billetterie fii ñi ngi jël làmb di ko wér ci billetterie mooy problème bi ça persiste et ça reste toujours dans l'arène. waaw. làmb li koy lijjanti du billet. xam nga ne Modou Lo Ama Baldé ku ko wér ci billet tous que ñeel na la. waaw mais billet yi tamit nag bagage la stade Léopold Sédar Senghor bu fees. non j'ai pas dit le contraire. d'accord naa mais dama ne du moom mooy régler problème bi. lamb sans sponsor ceeb bu amul xorom la boo koy lekk da ngay gagné. est-ce que ça soit muy day bu mën a doon. anticiper nga sama prochaine question am na ñu jàpp ni état dafa war a wañaar loxo yenn sponsor yi ñu ñëw jàppale lamb est-ce que yow gis-gis boobu nga am. waa xam nga loolu dafa am ci sponsor yoo ko man ak yenn sponsor yoo xam ne ñemewoo ko. un sponsor privé bu nekk ci réew mi. di kenn état du ko exonéré dara muy fay ay droit am di fay ay impôts di def léppam kooku amul benn droit booy wañaaree loxoom ne ko defal nangam. kon ñëw sponsor yi nga xalaat ni état war na wañaar seen ndoxu mooy genre Lonase yeeg yu mel noonu nga xamante ne. yoo xam ne sponsor étatique lañ. mais ñooñu léegi Kandji Lonase par exemple état ne ko sponsoriser làmb ñan lay sponsoriser est-ce que bu sponsoriser Kandji bàyyi Dieye production Dieye du ko mere. xam nga tey moo wax la benn affaire. waaw. 2 millions yi nga xamante ne ñëw nañ jox ko yenn promoteurs yi nga xam ne jot nañoo régulariser ba pare. léeg-léeg da ngay dégg ku ne buñ ne dimbale nañ làmb nañ ne dimbale nañ yenn ci ay promoteurs. te pourtant daam dojut suuf mënoon nañoo jàpp ne suñ joxee Kandji mi ngi mel ni jox nañ ñëpp. mais nag esprit boobu amul ci làmb. làmb moom lépp lu ñëw def te defaloo keneen ka coow la takkarnaase. waaye Lonase tam su ñëwoon di sponsoriser dafay am cible. su ko état ne ko demal ci làmb nga sponsoriser ko. mun na jël 100 millions. ne sur ces 50 millions dama ci xalaat combat yu mag. combat bu mag bii bu dee ñaari combat yu mag la mun naa cee partager benn bu nekk 25 millions. 50 millions yi ci des mun naa seet Kandji Assane Ndiaye Fallou Ndiaye Prince ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ma yëkkati. ne indi leen seen ay documents kenn ku ci nekk bi dimanche bu ne parce que loolu gagnant sponsor bi lay doon. ndax imagine promoteur yu ndaw yëpp kenn ku ci nekk nga ne ko 5 journée laa am mu ne la man kat 5 millions laa am ci journée bu ci nekk. soo amee Prince am ko Assane Ndiaye am ko Fallou Ndiaye am ko ñëpp. donc yow jàppal chaque samedi chaque dimanche da ngay feeñ ci télé rajo. ba pare combat yu mag yi nga ciblé tamit ku ca dem da nga cay feeñ. loolu gagnant sponsor. am na solo mais nag it est-ce que dinañ ko teg ca yoon woo xamante ne bii nii ma ko waxee nii dañ ko defee noonu. macha allah Kandji kontaan naa trop ci yow dañu ne woon 30 minutes def nañ 1h25 minutes gars yi kenn tëddiwul ñu ngi seetaan fépp partout dans le monde maa ngi gis ñoo xamante ne ñu ngi Italie ñii ngi États-Unis ñii ngi Angleterre ñii ngi France di ñu seetaan gars yi sax dama bëgg Kandji mii nga xamante ne ñu ngi ko téye fi ba heure bi yéen itam ñu téye leen fi ba heure bi
mu bëgg ngeen dugal ma drapeau yi ma xool ban dëkk ngeen ku ci nekk ban dëkk la ne gars yi ñu seetaan yi wan leen ma dëkk yi ngeen ne yónnee leen ma drapeau yi ci commentaire yi. mais Beuz ma wax la benn affaire tam ci làmb. waaw. des fois nga dégg ci certaines interventions yoo xamante ne bii c'est vraiment très dommage nga di ko déglu ci moment bii ñu toll ak fi làmb toll. gis nga Beuz. jigéen gi la ëpp doole ci góor mooy jigéen bi nga xamante ne bi elle sait comment et quand est-ce parler avec son homme. ndax des fois Beuz ne tëll ci kër gi jël costume bi sànni jël saag bi teg na le nga xam ne tey du boo koy wax ne ko courant facture courant bi ñëw na. waaye des fois mu ne tëll ne chéri reetaan ka fooree bu toogee nga ne ko monsieur facture mu ne la non non amul problème lampe poste bi jox la. gis nga dëkk wala mbir bu amee problème. dañuy génn ay solution te dindi adversité bi ci am. concurrence beeg xuloo beeg waxante lu ñaaw beeg xasante beeg parce que ñun ñii kenn mënut a wax sa morom lu ñaaw. ndax tey boo su ma la xasee boo ma guddi lu bëccëgal nga ma su ma la guddi lu bëccëgal nga la. donc te sénégalais yi nga xam ne dañuy taxaw di xool pour ñu bëgg leen wan ne ñun waa làmb duñ ay dof nañu arrêté wax ji te jëf. dëgg la am na solo. am na solo. te continuer di ne fii di xuloo ka xasante ka waxante lu ñaawa te wax naa la ko léegi naa la kuy xuloo xuus bu ñuy juboo di nga tefesoo. wax ju ñaaw ji amul njariñ amu fi place parce que làmb soxlawu ko. ñun li ñu soxla mooy dañu nekkoon ci sport boo xam ne c'est un sport bien de chez nous. moment bii ñu toll dafa am ay problème nañu seet nan lañuy jéem a yëkkatee sport boobu mu dellusiwaat ci niveau bi mu am parce que Beuz làmb doole ji mu am ci Sénégal amul benn sport bu ko am. ndeysaan dëgg la. maanaam apaisement bi muy def ci dëkk bi. apaisement bi muy def ci dëkk bi amul lenn lu ko man. dëgg la. donc loolu nag soo ko yoree da ngay xam li ma yor lu mu doon gis nga bu njëkk. promoteur. soo ko masaana doon yow bañ ne la kii mooy Beuz. non notoriété bu ngand ngay am. li gën a bon nag ci ridiculiser mooy tu fais ridiculiser par toi-même. muy ci jëf. wala muy ci wax te as góor day maytu di wax luñ koy xeebee. su ma amee problème ak Beuz. liy grandeur nit mooy mën naa laa mere man di wax ba sama soxla jeex te kenn du xam ne mere naa la. parce que ñii seetaan soxlawuñ ñun ñaar. fi ne ñii nga gis ñu commentaire ñëpp lamb lañ bëgg. ñii li leen ñor mooy lan la lamb di def ba lamb amaat. mais su ma fi toogee di la xas wala nga di ma xas ñii soxlawuñ loolu. dëgg la te li ma jaaxal mooy drapeau yi dafa bëri kanji façon dëkk bu ne gis naa ko fi am na ku ñu seetaanee ba Bangladesh waa Argentine Brésil Espagne France Italie dëkk yëpp ñu koy seetaanee gis naa fi façon dëkk bu ne maa ngi koy gis ci commentaire yi xaw ma na xool nga ko Australie sax gis naa ko fi. ci drapeau yi nga xamante ne ñoo ñu seetaan Canada États-Unis fépp ñu ngi ñuy seetaan Angleterre loolu daal mu ngi wane ni que vraiment gars yi ñuy seetaanee dëkk yëpp mais kanji dafa am demande sociale. boo xamante ni dafa am. xaaral Beuz baal ma une minute. promoteur beeg mbër mi ñoo moom succès bi ñoo moom tàkk yi ñoo moom xaalis bi. amateur day añ ba set. taal otoom. sol yére yooyu ñëw di yuuxu nga naan bu subaa mu toog place am liggéey xaalisam boo xamul fu mu ko jëlee nga ñëw yow mbër mi mu kontaan si yëkkati xaalisam may la. promoteur bi day tëgg làmbam. démarché sponsor am xaalisam estatam fees. nga jël sa xaalis yaag sa njaboot di ko lekk bu subaa nit a lay woo di la ñaanal. loola nag boo ci nekkee da ngay xam ci li ma nekk lu mu doon dama ne làmb su doon garaba am na ñoo xam ne saa ñu xëyee dañ ko war door a xëy liggéey. ndeysaan. ndax man mii di wax ak yow man Kandji tey làmb mayuma xaalis. waaye may na ma notoriété boo xamante ne bii lim may lijjantil xaalis mënu ko lijjanti. dëgg la. ndax nit takk na xaalis bu dul jeex bëgg a lijjanti daal mënu koo lijjanti. mais ñaata yoon nga di mbër wala ngay promoteur wala ngay amateur bu nit ñi ràññee nga ñëw ci benn bërëb nit def fa 2 jours di ko lijjanti mënu koo lijjanti nga ñëw ñu ndax naa làmb ji rek ñu defal la ko nga dem seen. dëgg la. loola nag dafa am maintenance bu mu laaj. maintenance bu mu laaj nekk xam ne am na loola làmb defal nga di ko def. nga di ko def ni nga koy defee mooy soo amee sa xalaat nga wax ko. soo amee sa yenn problème yoo xam ne ak sa yenn détails yoo xam ne ça ne concerne pas nga téye ko. feeg dindiwu ñenn idée yu nekk ci biir làmb dara du dox. billaay maa la ko wax. te fi ne nii li tax moo jàpp tenir en compte
ndaje mu ma toog buñ ne na gone promoteur yi jug fa lañ may bàyyi. ndax ñi fi nekk ñépp sama ginnaaw lañ topp maa ngi fi jiitu. donc nag am na ci loo xam ne su ma ko dee wax nañ ci bàyyi xel te it nag dama cee xam yeneen yu nekk ci biir yoo xam ne duma ko wax. ndax tout ce n'est pas bien à dire. waaye daal je lance un appel très solennel pour ñun ñëpp ñu def ñuy jàppante. ñàkk a bokk gis-gis buñ ci bañante. parce que adduna bi jeex na ba tey bës xoolal semaine bii ñaata nit nga xam ñu la tàggee. man semaine bii xam naa ci juróomi nit ñoo xamante ne kenn ku ci nekk maa daan ànd ak moom di doxandoog moom ma bis ma ànd ak yow ba Yoff wala ba Touba ma wàq ba mu xóot ñu suul la. waaye loola bu ñu yiwul ba tax ma xam ne yëngu-yëngu bi yëpp ci dal lay mujj ma mën a ànd ak samam xel te xam ne fa man yaxmal misxaala sharratin xayran yara wax naa la ko démb. lépp lu waay yéene ci nit ci lu baax di nga ko gis lépp lu waay yéene ci lu bon di nga ko gis kon nag nañ yéene suñu xol yi jàmm. ndax yonent bi ba xeexee ba pare daa waroon alak ay noonam te dana jéggal. te ñun ñu aju ci ñun ñi nga xamante ne bi dañ ne ñun ay ñooñu yonent bi lañ lu tax mënuñoo jéggalante. te ñu xool suñu ancien gloire yi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi liggéey fi tey ba doon ay héros tëdd ci lal mënuñoo jug ndax feebar ak ñàkki moyen. loolu na ci état jàpp di remercier nag mu la ministre Matar Ba ci geste bi nga xamante ne bi daf koo jël jaarle ko ci sama personne man ñuy dem yóbbul ko Jibi Ama dimbale ko ci ndimbal. muy koo xamante ne bi lépp làmb la ko defal. waaw kon nañ delloo si waat xel yi waay.